Alors, bonsoir, chers fidèles internautes de Dakar Instant, ravi de vous retrouver. Comme ni ñu koy faral defee saa su ne naa leen seen émission bi nga xam ne ngeen ko namm lool waaye itam moo leen rawoon amuy li nga xamante ne moo di entretien comme on a l'habitude de le faire képp koo xamante ne expert nga waaye itam sa xel màcc lool ca la ngay yëngu daf ñuy neex waa Dakar Instant daal di saafante ak yow nee naa la lépp loo xamante ne da nga koy waajal wala aussi nga nekk ci loo xamante ne dafa intéressé li nga xam ne mooy population bi Dakar Instant day sawar lool daal di lay fësal nee naa cette fois-ci c'est un humoriste mais aussi doon humoriste boo xamante ne il est différent des autres parce que dafay def lu am solo muy ay messages yoo xam ne da koy véhiculer nee naa la waaye itam da koy def ay série di ko def ay téléfilm waaye itam di ci def ay affaire yu doy waar ci kanam tuuti incha allah nañ ko faral fàcce de son vrai nom Ali ma bàyyi la nga nuyoog waa Dakar Instant ak waa àddina. salaamaaleykum. waa Sénégal ak waa àdduna maa ngi leen di nuyu. ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant. yaakaar naa ni ku lim rek da ngay juum. jërëjëf. d'accord Aïcha gis nañ ko tey moom mooy suñu gan ñuy wax fas yéene waxtaan ak moom seen bi émission bi nga xamante ni moo di entretien d'accord Ali dañuy delluwaat tuuti rek nee naa la ñu fàtt def li nga xamante ne moo di récapitule kan mooy Ali ak lan moo la dugal ci li nga xamante ni mooy milieu humoriste bi. Bon Ali c'est un jeune sénégalais boo xamante ni en fait humoriste bi dafa nekk amour boo xamante ni lu ma mus a neex la parce que dama tàmmoon di bëgg di bind ay film di bind ay téléfilm donc daan naa tourner ci yenn écoles yi donc ça m'est arrivé naturellement quoi voilà ma ne ko ça m'est arrivé naturellement en fait ba ma ci defee je pense que ni minimum benn 6 ans 7 ans donc depuis jamonoy hip hop feeling bu Fata. D'accord. Fata bu CBB. da daan def hip hop feeling 2STV fa laa daan dem. di rabantu fa la ma aar bi duggee. La révélation du silence. maanaam noppi. mandu aussi que man yaakaar naa ne lépp sama géer dund lépp luy ñëw ci man rek naturellement lay ñëwee quoi. donc je me rappelle en 2000. soo xoolee sama premier Facebook. avant Facebook y avait Skyrock jamono jooju. donc dama demoon salle de vente dem di fa seeti samay copains. ñu toog di jouer guitare. ñuy jouer guitare di fo ba ci yàgg. puis am ku ñu doon photo. ba mu ñuy photo nag man j'avais tout le temps su may photo j'avais nii laay def damay jël position def noppi. D'accord. waaw donc après boobu xaw ma woon ni sax bés dina ñëw ba ma créer la révélation du silence. donc de fur et à mesure ça m'est arrivé naturellement ma ne pourquoi pas ma créer la révélation du silence léegi ci laa tàmbale di def ay photos ba ma commencé di def ay photos noppi di ko def tamit des amis maanaam mes colocataires di ko def ñëpp di naan ma mais lii lan la mooy noppi mooy mandu donc de fur et à mesure ak nit ñi doon ma laaj photo noppi lii lan la donc ma ne pourquoi pas créer la révélation du silence donc j'ai commencé à poster des photos chaque jour ma def 2-3 photos. D'accord. photo yi da daan ànd ak message wala day ànd ak benn. voilà photo yi da daan ànd ak message. voilà photo yi ma fa daan def parce que ça intéressait aux gens parce que dama daan bind. noppi te liggéey. wala ma bind def benn photo def noppi te liggéey wala noppi def wareef. wala noppi ku noppi mucc. D'accord. baa ci xel et cetera. parce que message yooyu ça intéressait aux gens gars yi di ko aimer donc ça m'est arrivé comme ça. Aïcha dama ñëw ci li nga xamante ni moo di mouvement bi ngay liggéeyee seen relation naka ngeen di liggéeyee entre vous. bon en fait mouvement bi en même temps dafa doon mouvement. mouvement bi mu tudd noppi. groupe noppi la tudd. groupe noppi. mouvement noppi la tudd. maanaam lépp lañ koy def en silence. en silence. duñ ko def di ngistal. duñ ko def di wonewu waaw lépp lañ koy def ci sutura donc tey noppi dina gis maanaam ku feebar ci koñ bi mu jël ko uniquement faj ko. ay cas social faj ko ci ay cas social yoo xamante ni kenn du xam ne groupe noppi. moom moo def loolu. en fait aussi tamit weeru koor bi passé groupe noppi tamit def na fi ay ndogu yoo xamante ni defuñu ko comme Sénégal duñ ko doon defee foo romb gars yi teg mën a c'est de les café fii di mais dañoo dugg ci benn koñ bi nga xamante ni man fa laa juddoo foofu laa ko tàmbalee muy Parcelles Assainies unité 14 fa laa ko tàmbalee donc bañ koy tàmbalee dañoo jël ñetti table takkale ko def ko comme du genre service libre donc on a mis des chocolats thon mayonnaise ku bëgg rek nga wax lan nga bëgg ñu servir la loolu voilà
donc groupe noppi ci loolu la tàmbalee ci côté événementiel. d'accord Aïcha ba tey seen biir émission entretien nee naa leen tey si ngeen suñu gan foofu lay feneen nee naa la humoriste bari na Sénégal waaye moom nee nañ il est différent des autres parce que boo déggee li nga xamante ne wax na ko mooy day def li nga xamante ni moo di social waaye itam da ci boole bii donc nee naa loolay noppi donc ñun tam tey dañuy def bii rek daal di ànd ak moom waaye dañuy ñëw ci li nga xamante ni yow moo di sànq si njëlbeen da nga ne da nga koy def lu mel ni ay série ay téléfilm ndax nga koy jouer série yi. voilà donc noppi mi ngi waajal benn téléfilm. instant bi ñu ngi en phase. ñi nga xamante ni ñu ngi bind scénario yi ñu ngi koy bind. ñi nga xamante ni acteurs yi aussi on est en train de le récupérer parce que déjà am na ay artistes yu si bokk. te it ñi ngi waajal lu doy waar loo xamante ni yaakaar naa ne bés buñ ko indee parce que dafa am ñu bëri ñoo xam comme du genre mannequin Katusha. mannequin. yàlla na ko yàlla yërëm xaral ko àjjana. amiin elle avait écrit un livre boo xam ne révélation aussi du silence la. gars yi waroon ko jëriñoo mais am na ñoo xamante tey fësaluñu ko. d'accord tu vois. donc am na sëriñ su bëri ñoo xamante soo duggee ci YouTube bi di nga gis seen Cheikh. mi ngi naan jamono yi ñu toll jamono yi tëj sa gémmiñ la. d'accord tey jii nii suñu njiitu réew. lu tax ma bëgg ko Macky Sall moom dafa noppi. parce que yu ci bëri du ci tontu. donc kon kooku mi ngi noppi def li nga xamante ni moom la war a def loolu mooy noppi def war a def moom mi ngi jëf te boolewu cee wax waaw mi ngi jëf te boolewu cee wax te pourtant ku nekk ci wax mais mosoo ko dégg mu tontu ci lii wala mu tontu ci lee donte mi ngi def li nga xamante ni mu defu wala mu bañ a defu donc man je pense que ni nit ki mooy comme li ma la wax sànq. donc nekkal ci li nga nekk et laisser le succès faire son bruit quoi. d'accord nee na ko comme ni mu ko waxee nekkal ci li nga nekk te nga bàyyi li nga xamante ni moo di succès daal di def li nga xamante ni mooy bruit alors groupe noppi wala mouvement noppi kañ la ñuy dem lu ci mel ni Sorano wala Grand Théâtre def benn événement boo xamante ni dinañ invité képp kuy bonne volonté waaye itam di ngeen invité les cas sociaux wala sax ñi nga xamante ne jot ngeen leen yéen a defal dara bu ko defee itam ngeen invité leen bu ko defee ñu delloo leen jukkal. waaw loolu groupe noppi ak surtout man mi nga xamante ni maay initiateur bi. ki nga xamante ni mooy sama référence. mooy sama conseiller te en plus moom moo ma gën a jox inspiration wu noppi. d'accord muy Serigne Saliou Mbacké. Serigne Saliou Mbacké macha allah. mi nga xamante ni moom mi nga xamante ni à chaque fois. soo gisee waykat yi sax dañ koy wax ñu ne mooy nit koo xamante ni mosut a bëgg xale jooy mag meer. ku mu musaana yar. mu mel ni xar. kon ku ne mel ni xar rek def nga tekk. waaw moo tax it moom daan def lépp ak tekkaaral ak modestie. donc li nga waxtoon noonu tamit. bokk na ci suñu souhait. d'accord. pourquoi pas ñu dem Grand Théâtre def benn genre spectacle boo xamante ni pour wan nit ñi mandute lu mu mën a indi si suñu réew. te tey jii soo gisee Sénégal lu tax. gënul avancé jëmul kanam wax ci la bokk. Aïcha ci wax boobu noonu foofu laa lay laajee Sénégal mën nañ ne jamono ji y a beaucoup d'humoristes ku nekk da ngay am si li nga xamante ne moo di sa page Snapchat wala Instagram wala li nga xamante ne mooy sa chaîne YouTube donc di jël ay vidéo TikTok wala sax di imiter kenn ki mais yow noppi defoo loolu noppi yow da nga xool fi nga xamante ne comme on a l'habitude de le dire là où le bas blesse donc lépp loo xamante ne dafa soxal askan wi yow ci ngay dox après di ci boole noppi lan moo tax. bonne question waaw loolu dina ma neex trop parce que des fois. daf may metti loolu parce que jamono ji lu xew ci Facebook bi sax daf ma metti parce que noppi soo déggee may la noppi day doxaale aussi ci côté réseaux sociaux injustice day dox ci côté réseaux sociaux day dox aussi ci côté l'humanisme donc noppi da di benn mbir boo xamante ni noppi baatu wolof la boo xamante ni dafa yaatu li mu tënk daa parce que yow soo déggee bu baax da ngay dégg ñu naan yàlla noppi na maanaam yàlla noppi na da ngay gis ñi nga xamante ni day néew yi day naan néew yi noppi nañu te pourtant ci alxuraan nee nañ boo ñaanalee néew dala koy delloo yàlla noppi na moom ci boppam dafa am noppi am noppi naa am noppi leen d'accord tu vois donc noppi tamit day dox ci côté boobu boo xamante ni tey nit que ça soit vidéo wala photo ak lu mu munti doon loo installé ci Facebook bi statut ak lu mu munti doon da ngay gis tey ñu ne la Bamba du morom wala sama sëriñ bi moo gën sëriñ bi wala lii nangam te Facebook amul avocat lu nit waay wax lu waay neex def lu nit neex def lu nit wax neex posté tu vois donc
xamuñu fu ñu jëm. te nit ñi tamit war nañuy sóoraale Facebook bi ay doomu aadama. yëpp a ciy dugg xale ak ndaw. mais est-ce que jotul noppi yow mi nga xamante ne da ngay véhiculer ay messages par le biais du silence nga def li nga xamante ni nga changer facette xool beneen manière de telle sorte que ñi nga xamante ni ñoo nekk tamit ci réseaux sociaux bu ko defee ñu lay bàyyi xel ne man kat waruma tëb rek bindu lu ma neex. wala waaw mais pourtant fa laa doon jëm. parce que du xaaj du jeex. parce que à chaque fois ku ci def loo ci war a def. da ngay am benn message yu noppi. d'accord. yàlla dafa def maanaam li ma lay wax sànq dafa am kilifa diine yoo xamante tamit waxtaan nañ ci noppi. soo duggee ci ak borom philosophie yi. képp koo xamante ne am nga xam-xam wax nga ci silence. te silence aussi. ñun soo gisee ma gën koo jël. tey jii nii da ngay xool ñoom yonent bi ñoom Seydina Alioune ñoom bañ daan xaree Badar. lii lañ daan def. nii mooy Allahu yàlla kenn la. mooy benn baaraam bi. te benn baaraam bi c'est un doigt index. Gelwaar nee na benn baaraam nga joxoñ ko nit tu l'as indexé. juróomi baaraam nga def ko ni yelwaan la. te baaraam bi suñ la ramassé. moom lañ lay njëkk a jëlal empreinte. soo jàppee bu julli. bii ngay jiitu. soo julli soo sëgee di taaya bii ngay utiliser. bii nga jël ko def ko nii. ça revient à noppi. d'accord. comprendre nga. donc tey comme li ngay wax noonu si nit ñi. donc war nañuy bàyyi xel à chaque fois. wax bal la. bu génnee génn na donc su génnee génn na. te nit mënu ci revenir. te feebar bu gën a bon ci man bi ma yaakaar ci àdduna mooy góomu xol. mooy nit koo xamante ni da koy noppi waale. parce que moo tax noppi aussi. day représenter aussi. est-ce que naqaru xol yooyu tamit bariwul jamono bi ñu toll. waaw mais bari na. bari na soo xoolee actuellement dans les réseaux sociaux. ñi nga xamante ne ñi ngi génn 100 mètres. yaa ngi ngeen dégg à chaque fois ñi ngi wax seen naqar yi nga xamante ne ñoom tey bëggoon nañ di leen fay dund metti na trop. mu nekk kumpa ci ñun. mu nekk kumpa. mais kumpa la boo xamante ne tamit ñu fa jóge ñu ngi toog di ko wax. ñoom dong ko mën a wax nag te des fois aussi. réalité bi dëggantaan yaay duñ ko wax. te ñoom amuñu ku leen waxal. donc noppi tamit day doxaale ci sans voix yi. ak ba ci dof yi nekk ci mbedd bi am na ñoo xamante ne ñoom am nañu ay citoyens lañ ci réew mi la ñu dëkk. te pourtant waxuñu. te pourtant amuñu ku leen waxal kan mooy waxal dof yi. ils font partie de la société. te jamono jii laay gis benn sur Facebook ma gis ñoo xamante ne ils ont créé un mouvement ànd taxawu ñuy wéradi. ni ngi wër di jël dof yi. di leen yóbbu hôpital di leen faj. di leen ñooñu tam dama leen sant sama benn xarit ci la bokk. c'est lui l'initiateur tamit. macha allah waaw. te kuy dox jéego yu rafet la ci biir Sénégal te kooku tamit yaakaar naa ne président de la République. war na ko mën a jàppale parce que koo xamante ne day dox gis dof. ci mbedd bi mu feebar mu jël ko yóbbu ko hôpital. faj ko à ses propres moyens ak médecins yu koy jàppale ak yooyu yëpp ñoom tamit dama leen ci encouragé. ñoom ñëpp xaw ma leen mais su ma gisee lu rafet ci internet bi. donc je le dévoile. macha allah donc mën nañ xaar tamit li nga xamante ni moo di groupe noppi tamit ci sens boobu li mel ni tamit ñi nga xam ne mooy malade mentaux yi waaye itam ba ci li nga xam ne mooy prisonniers yi. waaw groupe noppi day dox ci fànn boobu. parce que nee naa la groupe noppi day dina la dox ci injustice nag. réew yëpp la am. donc même groupe noppi bu ko mënta dindee yaakaar na ni te am na ci yaakaar ni dana ko wàññi ci lu bëri. waaw macha allah mu nekkoon lu am solo waaye itam déggati ngeen ko yéen ñi nga xamante ni ay yéen safoo Dakar Instant nee naa leen entretien saa bu ñëwee expert kàngam lay wër nee naa la gis nga li nga xamante ni suñu humoriste bi tey daf ñu ko décortiquer nee naa la il est différent des autres humoristes nee naa la ñoom ñëpp benn lañ dañuy reetaan waaye moom tamit avec la manière bi nga xamante ni daf koy defee lan mooy say projet ak looy tàggatoo. samay projet mooy que di sant yàlla. di sant suñu waajur yi. may sant sama sëriñ Saliou Mbacke mu yàgg waaw ne ko di sant sëñ Cheikh Saliou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di sant tamit sama papa sama xarit sama idole sama conseiller moom bëggul sax ñuy tudd turam ci réew mi waaw mais man mooy sama référence yu lépp di ko sant parce que tey jii nii su lu ma mel wala lu ma yor wala lu may xalaat wala lu may doxee rek donc moom la voilà di sant tamit sénégalais yëpp di leen wax ni Noppi est là pour vous Noppi est là pour nous donc
projet yi moom yaakaar ne mi ngi en cours. bés dina ñëw moom mu daj àdduna bi. di nuyu aussi tamit ba ci téléfilm bi. waaw téléfilm bi ñu ngi koy waajal. c'est pour bientôt. waaw c'est pour bientôt. xam naa ne moom ci lañ nekk nii sax c'est pour bientôt. nga baal ma tamit mënuma remercier ñëpp sans remercier sama représentant bi nekk États-Unis Tamsir Xuma. moom tamit moo yor wàllum yóbbalu Sëñ Tuubaa ci internet bi. ak Lamine mi nekk Maroc. Mariétou Ndiaye bi nekk États-Unis aussi. ak Amath mi nekk France. macha allah. ñoom ñëpp ñu ngi bay seen waar daal waaw ñoom ñu ngi bay seen waar ci noppi parce que ñu ngi koy xamal américains yi. ñu ngi koy xamal français yi di ko xamal japonais yi ku dugg ci internet bi di nga gis li may wax. te surtout tamit Grand Vieux. Grand Vieux bi nekk Allemagne aussi représentant nopp moom du si jug di ñu indil ay vidéo du si jug di ñu indil ci ay xalaat. ak li xew ci réew mi donte mi ngi fee mi ngi koy xam fii di ñu ko indilaat pour ñu ciy bàyyi xel. ak di la remercier yow tamit sa disponibilité ndax ku baax nga ndax ba ma la woowee aussi man maa la contacter parce que sénégalais yi yàqamti woon nañ ma def émission ku ne woon na ma mais xam naa ne si yow la ko yàlla nangoo te it waaw yow tamit bu baax nga ak caméraman yi tamit di leen ziar ndax ñoom it ay Baye Fall lañu macha allah waa gis nga nee naa la fa nga tëjee laay jël ay Baye Fall lañ yëfu murit ndaxte ci weeru safar lañ ne ba tax na dañuy bég saa su ne ndaxte nee naa la bisu mbégte la daal alors nee naa la c'était tout pour aujourd'hui seen biir émission bi nga xamante ne moo di entretien comme son nom l'indique képp koo xamante ne expert nga waaye itam sa xel màcc loo ci lépp loo xamante ne danga koy yëngu daf ñuy sawar daf ñuy neex ñu waxtaan ak yow comme ni ñu ko defee tey ak ki nga xamante ni moo nekkoon suñu invité nekk humoriste waaye mu waxaat ko encore une fois il est différent des autres parce que boo xoolee li nga xamante ne wax na ko fi donc moom am na jubi waaye itam am na fi nga xamante ne fa la bëgg a egg incha allah ñu koy ñaanal waaye itam di ko doole ci lépp loo xamante ne bëgg na ko ak képp koo xamante ne bëgg na ko jàppale te loxoom jotul ginnaaw yàlla na ko yàlla jàppale ak mbooloo bi nga xamante ni moo nekk ci ginnaawam c'était tout pour aujourd'hui avec Dakar Instant nee naa leen heure bu ngeen bëggee rek mooy suñu mbégte ci safar gi lañ nekk yàlla ngeen am jàmm ba beneen à la prochaine. Dakar Instant, chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information à tout instant. Abonnez-vous sur YouTube afin d'être les premiers au courant des tout dernières nouveautés en vidéo. Page Facebook Dakar Instant, téléphone +221 77 561 55 46 77 506 85 74 78 123 86 56. Adresse email dakarinstant@gmail.com. L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant.